ziar mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan lu yow di leen wax ne tey su dañ déplacé waa ñëw ba fii ci Kër Massar seen émission bilan de la saison bilan de la saison 2021 2022 tey ñu ngi ñëw seet si l'écurie ressortissant bu Fatick mooy première écurie bi ma ñëw seet si bilan de la saison parce que tamit ak nu mu fa mën ci demee mën naa ne dañoo bokk ci man samay booy ñoo fi nekk samay rak samay jarbaat ñoo fi nekk tey ma déplacé wu ñëw fas yéene séq ak ñoom waxtaan staff bi sama waay mi ngi ni toog Abdou Seck mi ngi toog à ma droite à ma gauche Kam Ndoye mi ngi toog coach Diaz moom moo absenté mais écurie bi presque au complet boo yëpp ñu ngi nii toog tey dañu fas yéene def bilan waxtaanee saison bi ñu jógee performance yi nga xam ne mbër yi réalisé nañ ko mais aussi saison bi ñu jëm maanaam saison 2022 2023 écurie ressortissant bu Fatick ban tànk la ñu fas yéene taxawee ci làmb ji parce que y a des espoirs y a des jeunes ay mbër y a des phénomènes bu ma ne phénomène rek xel day dem ci nëpp mi ngi nii sama wet moom mooy staru écurie bi nëpp mi ngi fii Ndiaye Diène mi ngi fii Pouy 2 mi ngi fii Ngoma Seras mi ngi fii Jackson Faramareen ainsi de suite ñoom bébé ëmma ak ñeneen ak ñeneen booy ñu ngi toog ñoom Garga Béton ak ñeneen ak ñeneen mais tey staff bi ñoo ma intéressé damay waxtaan ak ñoom ci saison bi ñuy jógee saison 2021 2022 bilan de la saison écurie ressortissant bu Fatick ñoom laa ñëw seet si tey maa lay ziar Abdou. waaw Seydina di la delloo ziar bu baax a baax. ci loolu sant yàlla bu baax julli Seydina Mohamed. am jàmm. waaw sant naa yàlla bu baax kay. sama gars yi ki mooy Abdou Seck moom mooy Abdou Seck membre staff de l'écurie ressortissant bu Fatick avant tout lan ngay nuyoo dèjà ñu lay seetaan. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant yàlla julli Seydina Mohamed di sant sama wasila Sëriñ Babacar Si yàlla na yàlla yokk leeram taaf na ci barkeem di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant staff bi ñëpp waaw écurie bi ñëpp mbër yëpp di santaat président bi waaw Kéba Kanté di sant Babacar Diofior di sant tamit Babacar Thiam waaw coach yëpp nag Diaz waaw Kam Ndoye Adama Ndiaye waaw di alliance Omaro gaa yëpp daal ak Saliou coach moom tamit moo ñu jàppale ci affaire gants yi booy tamit di ci jàpp bu baax a baax di sant mbër yëpp wax dëgg yàlla ñu neex a àndal nañ te ñu nangul nañ quoi ñu ñëpp ay xale nañ kenn am fi 40 ans ñun ñëpp ay xale nañ dañuy bokk di liggéey ñëpp ñu ànd di xàccandoo dóorandoo loolu sant yàlla la liggéey balaa neex ñëpp déggoo te gis naa ko fii nii waaw wax dëgg yàlla macha allah sant loolooy nuyoo bi. waaw loolooy nuyoo bi à ma gauche sama gars yi maa ngi féetewu ak Kam Ndoye di mag ci métier général métier bu école de Double Less actuellement à l'écurie Kër Massar Mbooloo magam moom moo toog métier lañ gën a xam parce que mbër la day bëri mais mag yi aussi mi ngi joué rôle bu am solo ci làmb yàgg ci nag yàgg sonn ci ay xale moom tamit il faudra tamit mu wax gars yi dégg Kam maa ngi lay ziar. delloo ziar Seydina maa ngi nuyu ñëpp ñu fi toog benn par benn booy taxaw képp ku déplacé ñëw si école bi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di la nuyu Seck ñoom grand Diaz képp ku fiy course si école bi ak képp ku fiy mbër président bi ñi ñëwul ñëpp di ziaraat ñëpp daal di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di la. yaay le trésorier de l'écurie ressortissant bu Fatick. waaw noonu la demee. xale bu ndaw mais aussi yaa ngi assumé rôle bi. lu leer kay bi la parce que des fois tamit lamb nga ñëw toog see coacher say mbër. noonu la demee parce que booy tamit samay booy lañ samay gaañ lañ ñun ñëpp ñoo foondoo ñoo fi nekk ndoo di foo di bëre def lépp amaana mënatuma ko def ñoom ñoo ko mën tamit damay ñëw taxawu leen si côté boobu noonu ak lu mu laaj dama koy def incha allah pour ñoom. li nga am ci xam-xam nga jël sol ko booy. lu leer bi laaxee noonu la demee. booy yu garaaw fi nekk ay booy yu dëgër bopp ay booy yu mën a bandi lu ñoo fi nekk équipe ressortissant bu Fatick est-ce que booy yi nekk ak ñoom yombul. non ay nëpp yi ay njaay jéen fii nga xam ne dañuy ruubee rek. yow mën a bi laaxee yow mën a parce que booy. Jackson Faramareen fii dégg ma yow ñoom Pambaay fii. yow mën a de bi laaxee gérer leen yomb na. yow mën a de parce que génération ñun ñëpp. dañoo mën a bandi lu de. noonu la demee bi laaxee. kaf foo ree daal noonu la fi nekkee. mais happiness ngay dund ak ñoom naaj bi laaxee lu leer. mais ànd bi naaj. naaj lu des fois doo ci am lu la métti comme am booy bu la jaay ci koy réewande genre mënta ñàkk ànd moom si yenn saa yi am. waaw ay xëccoo am noonu la demee leer si ànd la noonu la demee mais tamit lépp si jàmm lay mujjee rek. mais tôt ou tard ci jàmm lay mujjee. noonu la demee toog waxtaan foo kafree. noonu la demee kenn du fi jàppal kenn dara fii nii lu ñu fi waxtaan lu ñu fi werante nii fii lay yem jeex na après dañ tout soir dañuy ñëwaat nekkaat ci kese. mag ñi yërëm ndaw ñi déggal mag. noonu la demee billaay. Abdou Seck saison 2021 2022 lan mooy sa bilan kontaan nga ci sa bilan wala kontaanoo ci nañu waxante dëgg rek bilan saison bi écurie ressortissant bu Fatick kontaan nga ci wala kontaanoo ci maanaam am nga ci satisfaction wala amoo ci satisfaction. waaw sant yàlla rek bu baax a baax ndax parce que liñ def ren moom amaana gëj na fi am bu baax a baax combat yaa ngi ñëw xale yaa ngi bëri ñu ngi daan loolu sant yàlla la quoi wax dëgg yàlla ñun dañ daan
ay temps dañu daan di bëre 3 combats dañu daan bëre 3 combats dañu daan bëre wala 4 combats suñu saison tëj moment yi amul tamit yenn expérience yi làmb tamit amul yenn doon jàppale mais ku demee ba am ku mel ne ay Seydina ak yeneen gars yi tamit ñu ciy jàpp tamit sant yàlla bu baax. Seydina ay rakam ñoo fi nekk man samay rakk ñoo fi nekk samay jarbaat ñoo fi nekk boo jàppalee sa rakk sa bopp nga jàppale boo jàppalee sa jarbaat sa bopp nga jàppale donc man jaru ngeen may sigi. waaw xam nga affaire yi moom noonu la rek ren moom wax dëgg yàlla li ñu bëri moom ci saison ren moom gëj nañ ko bëree bu baax te di sant yàlla bu baax a baax nag di sant yàlla bu baax waaw ren def nañ 16 combats. bilan bi ren au total def ngeen 16 combats équipe ressortissant bu Fatick. par saison 3 combats ngeen daan am 4 combats. ñu doon am. ren bëri ngeen 16 combats. ci 16 combats yi mën nga ma citer man ci li ma jàpp mooy Bébé Eumeu bëree na Ndiaye Diène bëree na Ngoma Seras bëree na Jackson Faramaren bëree na Ndiaye Diène numéro 2 bëree na Ndiaye Diène numéro 2 bëree na Pouy bëree na aussi ak kan nëpp bëree na aussi ak ñanati kan Boylo bëree na 2 combats non Boylo benn la bëri 2 ren 2 la bëri Pouy 2 ñaar la bëri ok yow 2 nga bëri Pambaay yow bëree woo Ngoma benn la bëri Mbaytin bëree woo ok Yamou Sarr bëree na Yamou bëree na benn Onde le Fou bëree na benn léegi booy totaliser ci 16 combats yi limal ma say victoire. ak Modou Ba am na 4 défaites la am. ça veut dire 14 victoire nga am 4 défaites. 14 victoire yi citeel ma ko kan ak kan ak. victoire yi booy xool. 4 défaites yi kan ak kan ak kan. 4 défaites yi kii la. Ndiaye Diène Pouy am na victoire. mais défaites yi 4 défaites. waaw ak ñu ko sax Ndiaye Diène 2. Ndiaye Diène numéro 2 Ndiaye Diène numéro 1 Pouy 2 ak kan. ak Yamou Sarr. Boylo amul défaite. Boylo am na défaite. ok victoire yi satisfaction yi ñan la maanaam ñi la gën a satisfaire ci saison bi yan mbër. mais fii moom daanaka booy xool Seydina fii moom booy moom man ku ci am dama ku ci ñàkk damay xam ne booy ay der nañ Seydina du question li ma toog de barki Serigne Babacar Sy Maakar ñun li liggéey fii néew ma am na équipe yu koy liggéey mais bu ko amee tit bariwul barki Seydina Mohamed mbër yi ngi nii toog kenn soxla ma lem kenn soxla ma suukar mais liñ fiy liggéey fii billaahi wallaahi gisuma guddiin toll école bu koy liggéey wala bu koy liggéey non école yu néew lay doon ñun 17h nañ fiy ñëw 17h30 fii nekk ba 20h ba 21h billaahi wallaahi barki alxuraan équipe yi ko fi liggéey bariwul te ay xale yu ndaw kenn am fi 25 wala 30 ans kenn am ko fi puy bi fa nekk fii di bëri loolu ndaw la comme ba tey mi ngi ci jom ak ngorom ak fulam ak fayda moo ko fi bàyyi ba tey ay mbron mun ko ñu xam lu ñàkk yenn jàppale yi mais jàppale bi moo des. waaw moo des tuuti rek te incha allah bu soobee yàlla déwén di nga xam ni ressortissant dafa tegaat na yeneen jéego. tegaat nañ yeneen pas vers l'avant. incha allah victoire yi Pouy kan la daan. Pouy moo daan étudiant la daan étudiant bu Bawal moom la daan non loolu du ren. ren Thiatou Seras la daan Thiatou Seras mooy Thiat Junior moom la daan ren kii di Ngoma Seras Boy Joolaa la daan Boy Joolaa bu Wakaam moom tamit yoonam metti woon lool xaddiwul bàyyiwul ren mu ñëw bëre daan jël bu rëy le phénomène nëpp kan la bëre. moo bëre Liiru Jaan bu Ngor. Liiru Jaan bu Ngor nu mu demee. moo daan Liiru Jaan du ren la daanu digganteem ak booy bële booy jur ba. ñaari combat la bëri. ren 2 combats la def nëpp kii la njëkk a bëreel ñàkk dafa njëkk a bëree ñàkk. Liiru Jaan bu Ngor la njëkk a daan. Liiru Jaan la daan soo koy bëri bu ndaw daan ko d'accord booy seet beneen phénomène bi Jackson Faramaren l'enfant des Halpulaar waaw moom tamit ren la def son entrée en matière jeune la boo xam ne man dama ko du bàyyi xel bala muy dugg ci làmb parce que man mbër des fois damay xool booy rek gis ne kaa ji kat mbër a ngi ci tu vois booy bi noonu la fa demee mais ren dafa ñëw bëri premier combat ma ren bëri daan jël bu rëy jël boo xam ne gars yi ngi koy coow ba léegi xar jëppeel ba ci kaw jóor ci suuf muy Jackson Faramaren digganteem ak Ama Cité n'est-ce pas y a aussi Yamou Sarr dafa ñàkk waaw yeneen victoire yi nga signé kan Mor Petit Mor moom dafa ñëw adversaire am ñëwul ñu jox ko victoire ak kan ak Onde le Fou moo daan kan moo daan booy mi bëri nag kii combat dama yóbboon benn mbër quoi mais booy mi bëri miinu ma ko woon Onde le Fou waaw moo daan Bébé Eumeu moom tamit lam bàyyi tëngeej ba léegi moom la ñuy coow ñëw bëree jël macha allah ñëw sumeeku taxaw ku ko xool xam ne booy bi
day rey boppam ci entraînement xam nga gis nga maa ngi entraîné wax ju bari la maa ngi entraîné jarul di wax mbër boo entraîné boo sumee ko taxaw dañu xam ne kii mi ngi rey boppam ci entraîné te ëmma bu sumee ko taxaw nga xam ne boobu day rey boppam ci entraînement bëree na daan jël bu rëy journée ama jala woon waaw journée ama ja journée ama jala woon kan la bëreel sax si boobu kan la bëreel ama booy doomu peex la bëreel daan ko jël bu rëy yeneen victoire yi nga signé kan ak kan ak kan bari na fii am na c'est que booy xool am na yenn sax mbër yoo xam ni daanaka ñëwun quoi tey te bala ngay fàtte yenn programme bu ñu la jegee di nga mën a xam ni carrément kii mi ngi sa wet quoi mais fii am na fi ay combat yu bëri gis nga jamono ji saison bi Covid bi jàllee suñu groupe bi coach yi bi ñu taxawee ñun bi ñu taxawee waxtaan gaa yëpp ce sont des entraîneurs bi ñu taxawee ba booyloo taxaw dañ ni ñi bëri ren yëpp ressortissant Fatick moo fi indi mbër moo xam taxaw ne physiquement ñun ba léegi tëjuñ suñu saison chaque jour dañuy entraîner ndax xam nga saison bi tëj na waaw ñun tëjun te naturel d'habitude et écurie yi presque ñëpp bu saison bi tëjee gars yi duñu ñëw entraîner dañu entraîner individuellement kii day dem gauche kii dem droite kii dem devant kii dem derrière bu saison bi tijji waat ñu soog a daje waat entraîner collectif ñun yàlla dafa na la sutura dina am 1000 sens ñun ñëpp ñoo bokk même koñ ñun ñëpp bu ñu jógee fii ñoo bokk fenn fi ñu toog puy ñoo bokk fi ni Farekante Ndiaye Diène extra keneen ak keneen ak keneen sa bu ndugaale la ñuy fekk gaa yëpp ñooñu def lépp c'est que pour affaire bi du cadre affaire u làmb xëccantew ñun ay maa rakk nan ñoo bokk nday bokk bàyyi man damay am problème ñëw ma ci Ndiaye Diène dee ko ci pet mu lijjantal ma ko ma sàmm doo xam ma demba doo xam keneen ak keneen waxi noonu ñun noonu lañuy dundee suñu biir kenn ki taxul enquête fii amul tëdd fil ñëpp fi bokk yam kii fi ñëw daaw nëpp mooy tëdd fil déwa am mooy star bi mooy tëdd fil bi non yow yaay tëdd fil bi man maa la nommé yaay tëdd fil bi yow yaay star bi waa noppil ba ma laaja noppil nëpp mooy tëdd fil bi waaw ressortissant bu Fatick nëpp mooy tëdd fil bi moom mooy star bi moo fi gën a siiw dëgg la waaw loolu am na waaw Ndiaye Diène yi ñi dañoo mën a nekk tëdd fil waaw dëgg tamit di kontaan tamit ci Père Ndiaye mooy sunu moom moo nu xajal moo nu yaatal ci école bi tamit ñu fi entraîné wax dëgg yàlla di ko ñaar yàlla defal ko jàmm ak sutura te parce que doomu aadama tamit sa kilifa des fois sa mbër def na ko sul noonu mu woo la ni la defeel nii pour man loolu lañ soxla quoi ci moom te def ñuy jàppale bu ko neexoon tey duñu may courant bu ko neexoon dañuy mu xatal nu te moo tax nit ñi ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ñun tamit nan ñaar yàlla defal ñu sutura rek billaahi wallaahi bis bu xale yi yëgee seen bopp incha allah ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax et puis ressortissant bu Fatick ce qui est exceptionnel mooy que da ngay ñëw fekk boo yëpp a maas ñëpp ay xale la ñëpp amul benn mbër buy taxaw ne mbër yi mage naa leen 10 ans n'est-ce pas kon ñoom ñëpp ay xale lañu looloo gën a jafe nag ci parcours gis nga jël ay xale yu ndaw bëgg a liggéey ak ñoom jóge ànd ak ñoom ci 0 teg 1 2 3 4 5 dem ba au sommet dafa jafe bari na fi ñoo xam ne tey bu ñu amee seen xam-xam dañuy xool mbër bu siiw wala mbër bu mag dem jege la mbër bu siiw boo ko jegee da ngay siiw n'est-ce pas mais jël ay xale yu ndaw yoo xam ne kenn lijjantiwu leen ñoo xam ne ñenn ñi seen carrière sax seen yoon dafa dëgër kalaasu Ndiaye Diène bi nga xam ne dof la day rey boppam ci entraînement mais la plupart du temps bu duggee ci làmb affaire yi dëgër këcc xaddiwul bàyyiwul yaa ngi may dégg mais da nga des ci lancé boobu sama mbokk Haalpulaar bi bu Ngoma nee naa la même chose premier combat am dafa dem ba stade entraîné ba dee financé xaalisam defar ay t-shirtam defar coobam paasal ay supporters ñu dem ba stade erreur bu ndaw ñu ne manager bi indiwul licence xam nga loolu dafa métti jour boobu jooloo ay nit mais bàyyiwul saison suivante bi mu ñëw bëre Petit Baboy daan ko bàyyiwul toogaa def année blanche 1 an 2 ans bàyyiwul gis nga ren dafa ñëw bëre daan te bañ ma ne booy joolaa lay bëreel bu wokam dama ne ëpp sama booy bi fu mu dal baaxul mais jour ji gis nga dafa dem bëre daan avec la manière yaa ngi may dégg kon déjà le fait de former ay jeunes yu ndaw loolu déjà mën naa ne maanaam nit moo ko mën buur yàlla dëggantaan moo ko mën parce que xamoo booy est-ce que dana ci am ku tekki ci làmb xamoo ci dara wax naa ko waxati naa ko nee naa entraîneur moo gën a sonn ci làmb te du ci am dërëm parce que des fois sax nga former sa jeune ba mu toll ci benn niveau bi ay moo kam récupéré ko loolu am na fi former benn xale bu ndaw nga gis entraîneur boo xam ne mooy dem ak xale bi ba muy nekk mboocu loolu ci benn combat ñaari combat ñetti combat kenn lijjantiwu ko mu dem ba millions yi commencé dugg si ay mbokkam récupéré ko entraîneur bi su ñëwee sax ñu bloqué ko ci porte bi di la def yu sew pour nga gis sa bopp bàyyi loolu am na fi mais lijjanti woo yooyu yëpp léegi booy yi man sama wàllu bopp man sama question mooy lan moo la bàyyi ci booy ambition bi lan la fan nga jëm ak écurie ressortissant bu Fatick xale yi lan nga bëgg a liggéey ak ñoom fan nga bëgg a àgg ak ñoom xanaa yéene leen rek yéene leen jàmm sutura tamit ñu avancé bu baax a baax
man segal lii du cadre man ak ñoom li yàgg nañ fii daanaka fii laa commencé daanaka commencé ma fii bëre mais fii laa bàyyi bëre ndax parce que sama yaay bëggul ma bàyyi bëre mais teewul ñi ma nekkal nii aw ma sens intérêt ci kenn muy ñëpp nag aw ma sens intérêt ci kenn xale yi wax dëgg yàlla ma ñeex nañu digal boo leen waxee defeel ñu def boo leen bàyyi la ñu bàyyi tey bu ma leen tey suba géej ñoom ñëpp ay mobilisé wu ñu dalee dëkk ñoom njaajeen wala ñu dalee de 75 ñu dem parce que ñun des fois dañuy liggéey fii semaine fii dafaa ñu dem semaine géej ñun tëjuñ suñu saison ndax dafa gun loo xam ne dañuy tëj suñu saison amul nekkul saison prochaine dafa am lu ngeen di waajal. da am lu ñuy waajal lu bëree bëri te saison bi presque 1 mois 15 jours la boo fa tegee tey di nooyal combat bett la nooy def te man rus naa yóbbu mbër ñu ne ah xoola kii ni mel xoola forme bi musuma yóbbu mbër ñu ni cam barki Seydina Mohamed wóor na Sëriñ Babacar Si musuma yóbbu mbër ñu ni cam yow yaay caméraman nga jàmb yëpp ñëw nga sital ma benn mbër nga bëri ñu indi muy ay ngomaa ñoom njaay jéen ñëpp ak ñoom yaamu sar ñëpp ñu ni noo kii entraîné wul da ngay bëre yaamu ba mu bëree daanu 3 jours la noppalu ñëwaat ci nekkat te xool ni mu daanoo mais dafa am jom am ngor am fulla am fayda ñëw taxawaat bu loo ko fekk muy fubal fàtte na loolu dañuy war a jublaa suñu kam te tout léegi ñu on va amat combat incha allah man ñi may yor man ñu yor ñii réseau de santé fekk man bokk Abdou Seck dama leen a gëm say poulain gëm ne danañ doon ay sant kun taxaw ñoo la mën gëm nga ne say poulain kuñ taxawal ñoo ko mën. barki yàlla ñooy daan ba keroog ñuy daanu man loolu laa gëm man. boo yóbbu da ngay gëm ne mooy daan ba keroog. yaayal bu fi Jackson Fadama leen nekkee laaj ko vocal bi ma ko mujjee envoyé dama ne ko barki Sëriñ Baba dama ko giñal ne ko billahi da ngay daan bu fi nekkee léegi mën na seede mën na dama dégg dama ko woo ni ko barki Sëriñ Baba kasi da ngay daan munuma sekk dina baax ma ko billahi da ngay daan ndax xam tax xale yi dañuy contact bay bëgg a dee dañuy entraîné dama leen di yërëm des fois billahi dañuy entraîné bay bëgg a dee da ngay dem ba da nga leen di yërëm surtout ngoma combat bi da ciy daj ay coono njaay jéen du mayu ko jàmm dama boog njaay jéen dañuy xuloo sax njaay jéen ne ko du ma la may jàmm ndax da nga jóge ci lu metti kon du ma la bàyyi c'est comme sa moromu mbër moo lay waxal loolu wax dama sukkut waaw damay dem ba damay am ci ñeenteel nëpp combat bi mu daan liiru jan dafay ñëw man ko fii ngay baaxee wala fii ngay bonee dafa ñëw ma ne ko da ngay entraîné day contact di daanu ñoom njaay jéen jàpp ngeen bi yëkkati mu jugaat ñu ne ko acce contact tegaat ko ci yàlla dafa ko sutura mais là mu noonu la rek da ngay def yàlla mooy dañuy décision yow li la war def da ngay def tabarlul def li nga war a def. billaahi pare ci côté yëpp. billaahi bañ a négliger benn côté. barki yàlla noonu la liggéey rek fi moom liggéey fi am comme yow ni woon naa la yaay sama gaan ci nga yaa féetewoo wàllu weccet bi moom yow yaay trésorier maanaam xaalis beeg yëpp birig yeeg lépp ci yow lay daal. moom la defee waaw ay benn puy tey bu fay ko woon ay millions yaa koy enquête. maa ngi seet sama loxo lay jaar ma tekk ci loxom billaahi attends di kees gi ñaata amaguñu xaalis nag wax dëgg yàlla amaguñu xaalis d'accord léegi da nga yor ay xale ah xam nga tamit làmb dafa métti làmb booy yi niveau bi ñu toll nii moo gën a métti ci làmb parce que seen carrière seen lépp xaalis la nii seen combat bu taxawee ticket yi xaalis la t-shirt yi xaalis la regroupement bi xaalis la transport bi car yi xaalis la léegi écurie tamit lu koy doxal xaalis la mais fonds yi nan ngeen di def écurie bi nan ngeen def am ay fonds nan ngeen di def ba mën a dugal weccet ci keesu écurie bi. waaw liggéey rek équipe moom maam tey jii nii président bi seetaanuñ ñoom bëri nii même ñoom bëri tey jii nañ la jël seen doole ku ci bëre ba pare di nga jël sa doole dugal ci kees bi. ku ci bëre ba pare di nga jël ci sa weccet cotiser ci kees dugal ci kees bi. 1% wala 2%. ku ci bëre ku ci fekk 100 000 5 000 di nga ko dugal ci kees. di nga yëkkati 5000 francs dugal ko ci keesu écurie bi. loolu daal moo ne jàppale ak suñu président yenn saa yi mu jël teg ñu loxo dafay yoonu mais wax dëgg yàlla jàppale moom fii nii amuñu dërëm kenn amuñu ku ñu jàppale fii nii. mais xam nga tamit kam doo leen toog fi ngeen toog naan kenn jàppale wuñu man gëwuma yooyu écurie ngeen yor nawetaan 3 mois la saison de lutte 9 mois la saison bii ñu génn 10 mois la yaa ngi may dégg nawetaan 3 mois bu nawetaan accès ASC yi dañ leen di subventionné dañuy dox loolu mairie bi daf leen di subventionné lan moo tax bu saison bi kam yaa ngi développé fu am solo ah ne nga yow doo jege politicien loolu man du ma la ko conseillé politiciens yi ay sénégalais lañu c'est des sénégalais yoo xam ne dafa am ci côté bu ñuy bay seen waar mbër yi am beneen côté bu ñuy bay seen waar affaire bi complémentarité la nit kenn mënalul boppam dara da ngay féete gauche am ku la féete droite
wala nga nekk ci kanam am ku la féete ginnaaw yaa may dégg affaire bi complémentarité la war a nekk léegi nag man moom li ma lay conseillé mooy gàngoor bi mbër yi ngeen def seen benn gang dem porte à porte dem seeti les autorités de Kër Massar ne leen écurie ressortissant bu Fatick mi ngi fii ay xale yu ndaw ñoo fi nekk di daan seen doole sàcc ñu fenuñu lamb lañu yaakaar bëree la ñuy def nañ leen jàppale. waaw li nga wax noonu dëgg la mais maanaam man maa ne ko wax ne man ñoom dañ leen topp soon billaay wallaay élection yi passé rek dan booy nii ànd nañu ay politiciens yoo xamante ne ban amee combat tey jii dañ leen seetaan seen ñaar dërëm defuñ ko si mbëri te élection yi booy dem nañ taxaw leen. dem taxawu leen di leen sécurité di ànd ak ñoom ci lépp billaay wallaay mais bu làmb jotee bu làmb jotee maanaam ñoom boo leen waxee soxla ñoom buñ ko déggee pare nañ ci man li ma jàpp ñoom politiciens yi maanaam ñoom dañuy utiliser mbëri ñoom mbëri dañ leen utiliser man de du ma ànd ak man àndatuma ak benn politicien du ma campagnal kenn ànduma ak kenn mbër bu mu neex na nga ànd ak ku la neex mais man moom comme politiciens yi maire Kër Massar amul njëriñ amul benn njëriñ équipe bi moo jaaduwul maire Kër Massar amuluñ njëriñ écurie bi loolu jaaduwul. ba fi toogee ba tey laaf nii benn kaaram mosul dugg si école bi barki est-ce que démarché ngeen ko. démarché nañ ko démarché ngeen. ko gisu leen dara lu mu def réew maa ci amee preuve leer nañ koy waaw léegi monsieur le nouveau maire xam nga l'ancien maire ngay wax le nouveau maire est-ce que dox ngeen ko wax ki fi nekk ni laa ki nekk actuellement ki fi nekk actuellement ci toog keroog nii toog keroog dox ngeen ko Adama Sarr mii Adama Sarr waaw Adama Sarr monsieur le maire de Kër Massar dem ngeen seeti ko deful benn effort mbër nekk na fi sécurité am laax am combat mu seeraan ko lijjantiwu ko te yëg ko léegi nag waaw ba bañ ne suba la combat bi ñu ngi déggante moom billaay wallaay deful benn geste benn geste loolu jaaduwul ah waaw tamit ñun dañuy mujjee toog seeraan parce que fi fii moom bàyyi yàlla moo fi nekk yàlla am yàllaay buur ñàkk yàlla ñoom ñoo ñuy soxla ñoom par la force ñoom ñoo ñuy soxla léegi bu ñu soxlaa ñëw ñu téye suñu bopp balaa boobu nag est-ce que duñu waxtaan rek est-ce que waxtaan jarul ñu teg waxtaan rek waxtaane ko ki war a taxaw ñi leen war a taxaw financièrement taxaw leen financièrement ñoom tamit buñu soxlaa ngeen taxaw leen physiquement loolu àdduna ne ñun li ñu war ak ñoom def nañ ko ñoom li leen war ak ñun ñoo ko deful ñoom non non Ndiaye le capitaine yow yaay le capitaine de l'école de lutte ñëpp mooy tëdd fil yow yaay le capitaine non Ndiaye Diène mooy capitaine waaw non yow yaay capitaine rakk ji waaw non moom mooy capitaine moom mooy capitaine non bul werante moom mooy capitaine yaay capitaine ba ca Samba di ca Demba yaay capitaine waaw c'est que même tuuti ma wax ak sama boy dégg nga bu ko jaaxal waay rakk ji dama ñëw tey seet écurie Kër ressortissant bu Fatick dégg nga say grand lu ñu expliqué am na ay jafe-jafe yow loolu lan nga ciy sànni ban kàddu nga ciy sànni. waaw man gannaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur bu baax waaw di waxat comme si Seck bala maa wax si question damay wax comme gars yi ñu doon wax fii rek écurie moom fii maam ñun ñooy ànd maam ñun ay mbër lañ mais ñun ñëpp ay xarit lañ tey dañuy dem gaala nëpp soo dem gaala Seck ginnaaw soo dem fii ñun buñ jógee entraînement ñëpp ñooy bokk fu ñu toog booy yi ñi ngay gis nii ñii ñun ñëpp ñoo bokk fu ñu dem ñun ñëpp ñun ñoom ay supporters yoo xam ne koo si gis di nga xam turam koo si gis di nga xam ne kii nii la tudd waaw te loolu kon sant yàlla la waaw benn bi si topp mooy comme li mu la wax rek dëgg la ñun ay jàppale dañ koo manqué bu baax a baax a baax a baax jàppale bi da ci am solo ay mbër bu ndaw dafa métti jàppale mooy làmb soo ko amul kay da ngay dem continuer sa liggéey wala nga xool noo def noonu la demee léegi jàppale bi nan ngay yaakaar ne ñan ñoo leen war a jàppale te jàppale bu mooy autorités yi rek ñiy jàppale ñëpp ñooñu war a jàppale autorités yi maire yeeg autorité Kër Massar yi ñan la kan ñoo war a jàpp ci écurie ressortissant Fatick te jàpp waaw fii moom wax dëgg yàlla maanaam bu élection yi jotee di nga gis ñëpp di nga leen gis mais maanaam politiciens yi bu ñu leen soxlaa da nga leen di gis mais buñ amee lu ñu wut ba pare dem nañ waaw élection yi ñoom ñooy ñëwal seen bopp mën nañ laa fekk ba sa biir néeg te bu passé pour nga da ngay dem seen biir kër doo leen gis déggoo ma de bu élection ñëwee ñoo lay fekk sa biir néeg yow bu passé nga dem seen kër doo leen gis fekk kon noonu la fa dem waaw loolu la fa demee xam mbëri yoon daanaka ñooy lijjanti yooyu quoi man moom école bi moom ma gën a intéressé quoi xam mbëri yoon comme seen bu ñu jublee seen combat yi jàppale bi day xaw a des ci ñoom bu baax a baax a baax moom lu may joo ci école bi moom chaque jour mooy yenn matériels yi dañuy entraîner ak yenn te daanaka incha allah am naa ci yaakaar bu soobee yàlla fii ak déwén lépp dina sotti incha allah ndax parce que am naa ci yaakaar bu baax a baax a baax am naa ci yaakaar bu baax a baax incha allah. maa lay ziar. waaw maa ngi lay delloo ziar. tur bi nag man Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye est-ce que mën nga présenter wu yow yaay kan exactement ci écurie bi ci école bi.
waaw man maay gardien école CM Kër Massar 2 waaw xale yi ma nekkal ci école bi nag aussi bon xam li mag ñi wax naan xale bu loxoom setee mën a bokk ak mag dëgg yàlla ay xale yu yaru lañu jox nañ ñëpp cër te it loo leen tere ñu bàyyi ko loo leen digalit ñu def ko te gëm naa ni wax dëgg yàlla bu ñu góorgóorloo danañ dem ci kanam parce que effectivement gëm naa loolu parce que père lamb lan nga yaakaar ni lamb mbër bu ndaw lan nga yaakaar ni moom mooy gàllaajam maanaam lan la war a mën a topp bu bëggee réussir ci lamb mbër mu ndaw moom su bëggee réussir ci làmb il faut mu respecter entraînement yi respecter entraînement yi bu baax a baax di tëdd heure di teel a tëdd tey lekk-lekk bu baax te li lekk bu baax effectivement su koy def moom wax dëgg yàlla dina mën a réussir ci ay làmb ëllëg père lamb métti na de métti na trop mais làmb lu mu métti rek soo entraîné di nga dem boo respecté entraînement rek mën nga cee génn. mën nga ci génn bu baax a baax. yéen moom loolu Seck saison prochaine lan mooy perspective yi lan mooy ambition yi saison bi ñu jëm écurie ressortissant bu Fatick lan lañ nar a indi nan lañ nar a ñëwee. waaw di leen ñëwee daan lu raw liñ daan ñëwee. dinañ indi lu raw liñ daan indi. waaw dinañ ñu bàyyi xel bu baax a baax incha allah ndax dina am changement bu baax a baax bu soobee yàlla incha allah. dama gis temps yi passé ñu bind ne Keba Kanté mooy le nouveau président de l'écurie ressortissant bu Fatick. waaw effectivement noonu la demee waaw. dafa ñëw indaale ay mbir. waaw gisaguñ ko nag. gisagu leen ko. waaw mais ñu ngi koy dégg mais gisaguñ ko. qu'est-ce que ça veut dire mooy suñu président mais gisaguñ ko. non gisaguñ mbër yi ñuy indil mais mi ngi sàkku réunion mais amaana gars yi ñoo dajeegul mais moom woote na réunion 2 fois xam nga 3 fois mais gars yi ñoo dajeegul. mais am naa ci yaakaar incha allah balaa ñu génn ci mois bi dinañ toog bu soobee. est-ce que Jokal actuellement pensionnaire de l'écurie ressortissant bu Fatick dafa jógee Kër Massar mbooloo ñu écurie ressortissant bu Fatick est-ce que c'est officiel. non gisaguma ko nag. gisagoo ko. non kon c'est pas officiel Jokal nekkagul pensionnaire de l'écurie ressortissant bu Fatick. mënagul nekk ndax parce que saison bi te defagul démission saa mi toll nii moom fin saison la bëree premier combat am bi ma bëree moom Ada Fass su ma juumul Kër Massar mbooloo la ko bëree. deuxième ñu ressortissant de Fatick mais officiel gul. c'est pas encore officiel et pourtant deuxième combat bi dafa mel ni waa écurie Kër Massar mbooloo nee nañu Jokal nekkatu waaw ñoom peut être loolu la wax mais man moom fii gisaguma ko. waaw léegi boo écurie Kër Massar mbooloo ne Jokal nekkatu fa waa écurie ressortissant bu Fatick ne Jokal nekkagu fi kon Jokal fan la nekk. ah wax dëgg yàlla man moom ñi ma nekkal ñi maa ngi leen gis chaque jour. yow ñi ngay gis ñooñu nga mën a compter ne ñii ñooy membre écurie ressortissant bu Fatick mais koo gisul mën na ko considérer. non dëgg yàlla man ku ma mën a gis man ñuy entraîné di yëgandoo di wàccandoo mën naa comme tey boo ma woowante ni ma puy fu mu nekk naa la ko wax boo ma woowante ni ma njaajeen fu mu nekk wala keneen ak kenn naa la ko wax ndax parce que ñun ñooy nekk duñ toog suba ba ngoon te gisante wu buñ gisante wu si école bi di gisante ñoo bokk fi ñu toog. ñooñu nga considéré ne ñoom ñooy pensionnaire de l'écurie ressortissant bu Fatick. waaw non keneen koo gisul considéré wu. non saison prochaine am nga yaakaar ni écurie ressortissant bu Fatick war nañ mën a comptabiliser segam bii bëri nañ 16 combats saison prochaine war nañ mën a am 20 combats wala 25 combats. incha allah bés am naa ci yaakaar bu baax a baax comme ni ma am naa ci yaakaar bu baax. kon loolu moo tax tëjoo sa saison parce que dañ leen ne saison bi 1 mois et demi lay tëj yow nga ne doo tëj kon da ngay continuer liggéey ak say poulain parce que bu ñu leen ne saison bi tijji na boo amee combat de 2 semaines sax fekk sa poulain day pare. billaay ñun Covid bi sax dañu doon entraîné ci Covid bi dañu doon entraîné fii nii chaque jour xam gars yi dañu doon bañ a dajaloo ba yooyu dañuy làqu di entraîné moo tax bi génne ci Covid bi rek directement dina am combat mooy combat boyloo bi ñëpp taxaw ne boyloo mi fu mu doon entraîné da doon nangu fii ñun loolu mooy suñu galaaj entraînement mooy paie fulla ak fayda moo fi nekk fii xale bi tey boo doon woo par kenn fee ñuy taxaw ku simmeeku doon kii entraîné wul parce que ñun loolu am ndax amaguñ yenn moyen dégguñ ci làmb pour ñu dégguñu ci làmb foog ñu liggéey ba gars yi mën na jox cër duñ moom noonu la demee. Kam instant bi est-ce que jotul kon yow ak say poulain ngeen jéem a organiser wu mu xool loolu lañ def pour mën a am weccet dugal ko ci écurie bi xaw ma je ne sais pas organiser ay simb wala teg ay soirée je ne sais pas xaw ma. waaw loolu moom ñu ngi ciy wax te ñu ngi ciy waaj incha allah amaana dafa jotagul rek saison bi day soog a tëj mais dinañ ci taxaw daal incha allah écurie moom déwén li ma la mën a wax mooy paie la ñuy jël par force. teew la paie da ngaa bëgg a jël premier territoire national Sénégal wërngal këpp nga jël premier. billaahi wallaahi. écurie ressortissant bu Fatick. billaahi wallaahi. loolu noo koy liggéeyee. moo koy liggéey fii la rek.
fii yow ñëw nga fi waaw gis nga nu mu demee waaw nii la kese amul sa nii la kese entraînement kese teg ko ci yoon teg ko ci yoon kese mais déwén da nga bëgg sa écurie nekk premier première billaay wallaay tey lan ngay tàggatoo ñu waajal waaw di la nuyuwaat tamit di la nuyuwaat di la jaajëfal bu baax a baax a baax di la wan ne li nga def ni naaj sa trop kontaan nañ ci billaay kontaan nañ ci bu baax a baax di ziare mbër yëpp sekk ak booy ñëw fi yëpp toog seeraan tey jii nii di leen nuyu ñoom ñëpp di la santaat bu baax a baax a baax dina gën a yaatu Abdou Seck yow moom on est ensemble Seck entraîneurs yi yenn saa ma kaañoo leen de yenn saa ma ne entraîneurs yi dañoo baax wala dañoo con man di xam naa ni man moom su may sonn ci dara di ci sonn dama ma ciy bëgg a am lu ma yóbbu sama gàlle waaw ndekki añ reer courant gaz ndox ordonnance yëpp taxaw geen nga war a mën a dem ñefe ko indi gàlle mais entraîneur ñooyu ñoo xam ne dañuy sonn ci mbër guddeeg bëccëg suba ak ngoon amuñ ci dërëm loolu moom baax la wala ko mën non loolu xam nga xale yi ñu nekk ñoom amaguñ dara ci làmb ñun daanaka am na entraîneur yor ay mbër yu mag amuñu ci dara mbër du am combat bañ am ci 10 pour cent waaw loolu dëgg la mais am naa ci yaakaar incha allah man fii li ma la wax rek fii ak déwén fii lépp dina changé incha allah bu soobee yàlla maa la ko wax tey maa la ko diyee nag bu soobee yàlla incha allah dina changé. est-ce que entraîneur jox nañ ko cër bi mu yelloo ci la man gis na man boog en personne laay waxee man jox nañ ma cër xale yi ñu fi nekk ñi amaguñ dara. waxuma sa écurie de entraîneur bi sa waa écurie mën nañ la jox cër bi nga yelloo mais lamb ji est-ce que respecté nañu entraîneur man boog ñi ma nekk man respecté na moom xaw ma nag ñeneen man ñi ma nekk man ñëpp ma jox cër tey bu ma ñëwee ba ma fekk ñu di entraîné ma leen ngeen toog fee ñëpp dañuy am toog fële ba heure génn ñu génn dem jox na ma cër boobu wax dëgg yàlla waaw. te boo duggee ci lamb à l'arène nationale nga dem lamb tey entraîneur yi est-ce que jox nañ leen cër bi ñu yelloon coono bi ñuy daj ci lamb est-ce que delloo nañ leen man ci njëriñ wax dëgg yàlla bokk na mais association boo xam mooy association arène arbitre yi kii coach yi entraîneur yi ba tey ñi ci gisuñu bopp bu baax boo waaw ñi ci gisuñu bopp bu baax a baax. est-ce que jotul ni manager di signé am 5 pour cent bu combat taxawee bu manager amee 10 pour cent entraîneur am 5 pour cent est-ce que jotul ñu teg loolu ci làmb non ñun suñu école incha allah am naa ci yaakaar déwén bu soobee noonu lay liggéey. entraîneur yëpp laa wax xam nga yow association ARELS nga bokk ANELS xaw ma ANELS association des entraîneurs du Sénégal dama ne est-ce que jotul ñu teg loo xam ne entraîneur bi automatiquement bu mbër amee combat ni manager bi amee 10 pour cent entraîneur bi am au moins 5 pour cent. waaw jot na kay. jotul ngeen xeex loolu ñu ngi ciy liggéey fa même des fois suñu réunion yi fay dañ ciy waxtaan lu bëree bëri dañ ciy waxtaan lu bëree bëri ci réunion entraîneur dañ ciy waxtaan lu bëree bëri. sax lu mu dee 10 pour cent wu manager yi ñu xaaj ko ci digg bi manager bi jël 5 pour cent entraîneur bi jël 5 pour cent. waaw am na école ñuy liggéeyee noonu. léegi lan moo tax école yëpp waruñu mën a liggéeyee noonu entraîneur bi am benn statut boo xam ne bu combat taxawee rek ñu ne lii du question que ne looy dem ñu la koy mais da nga koy am automatiquement mu nekk benn 5 pour cent boo xam ne yaa ko moom. xam loolu la si dimbale école bi am uniquement tey bu nekkee même bu nekkee 5 ménagers wala 3 ménagers yoo xam day liggéey ak école bi buy liggéey école bi comme tey bu nekkee 10 pour cent yi école bi day moom benn bi ménager bi moom benn bi ku nekk sa jël 5 pour cent après loolu noonu après da nga koy partager ak coach yi nekk ci biir teewul 5 pour cent mbër yi day dugal ci école bi loolu mooy dimbali école bi ku ci am ay jafe-jafe wala ku ci am problème wala ku ci am bànneex wala ku ci am naqar école bi taxaw la. jàmm ci yow Seck sama émission ci yow tey fii laa koy yemale ñu waajalaat leneen bilan de la saison 2021 2022 j'espère que 2022 2023 aussi dinañu fekkaat ñu fi ci yeneen level yu gën a high level yu gën a waaw yu gën a happiness mais tey li ma doon ci question fii laa koy yemale ñu waajalaat leneen lan ngay tàggatoo. waaw di sant yàlla bu baax a baax tamit di la santaat yow di la sant bu baax a baax di la ñaanal yàlla déplacement bi nga déplacé tey yàlla na nekk ay télé yàlla mën na ko yàlla def di santaat ñëpp nag di gërëm mbëri nekk ci école bi yëpp di sant président bi Keba di sant tamit Babacar Diofior Babacar Thiam ak coach yi fi nekk yëpp nag di la jaajëfalaat bu baax a baax di kontaan ci mbëri yëpp nag waaw fii moom lii moo fi nekk jàmm ak salaam kaf ak ree maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jaajëf. jàmm ci yow sama gars yi l'émission tire à sa fin bilan de la saison 2021-2022 première écurie bi ma seeti mooy écurie Kër Massar ressortissant bu Fatick
mon ami mon frère mi ngi nii ki mooy Abdou Seck mon ami mon frère Kam Ndoye mon ami mon frère Jazz Pape Diouf moom dafa absenté tey lii la woon sama gars yi fii la woon ci Kër Massar seen émission bilan de la saison 2021 2022 ma leen di joxaat dig daje ba beneen yoon ziarat jaa ngeen def sama gars yi.